internet Dakar TV nuyu naa leen bu baax a baax di amaat mbégte janowaat ak yéen alors comme ngeen ko gisee nag tey ci dibeer gi li di yitte ñëpp moo di élection législative yi ñëpp fas yéene rek tànn seen ay député ngir ñu teewal leen ci assemblée nationale bile campagne électorale bi mu tàmbaleeg léegi nag gis nañu ne ndawi Benno yeeg ndawi Yewwi Askan Wi saay suñu tasee rek dañuy daal di jàmmarloo loolee la ñu nemmeeku fii ci Sangalkam ba am benn jeune bu nga xam ne rek dafa jam moromu jeune am ki ma taxawal moo fekkee xeex bi wala rek bokk na ci ñi nga xamante ne nii mën nañu ci wax lu leer dama koy nuyu rek bàyyi ko mu présenté wu ak yéen ñu xuus si waxtaan wi sëñ bi maa ngi lay. waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la ak sant. maa ngi tudd Thierno Ba. Thierno lan nga ñu mën a wax ci kawteef bi nga xam ne am na fi tey. bon li fi am tey nag wax dëgg yàlla lu ñuy ñaawlu la lu ñu vraiment rafetlu la lu ñu bëggul mu am biir Sangalkam parce que Sangalkam ñun ñëpp bokk Sangalkam ñun ñëpp bokk lu bari bu tudd amee ñoo koy bokk bu ceet amee ñoo koy bokk. bu safaan amee yàlla na yéex ñun ñooy bokk lépp waaye dañu seetlu à Sangalkam à chaque fois bu ñu waxee politique rek da ngay gis ni violence bi dañ koy commencé bëgg di yëkkati te violence bi souvent ci benn côté rek lay jóge muy côté pouvoir bi di ñëw ci côté opposition bi donc vraiment li fi am tey ñu koy ñaawlu trop waaw. ñaax ñi nga xamante ne nii ñoo doon jotee kan moo ci jàmm moromam ki nekk pouvoir ak ki nekk opposition. bon ki nekk pouvoir moo jam ki nekk opposition bi parce que bon bu fekkee si le plan local la fii donc Yewwi Askan Wi ñoom ñooy diriger mairie yi de Sangalkam mais nag boo fekkee ci wàllum national la ñi nga xam ne ñoom ñooy Benno Bokk Yaakaar avec le ministre des collectivités ñoom ñoo fi nekk fii mooy seen base bi ëpp doole à Sangalkam. seen xeex bi ci lan la commencé. bon xeex bi daal ci li mu jógee mooy souvent li ñuy ñaawlu parce que dañu bëgg à chaque fois nit ñi di gën a waxtaan ak seen doom yi di gën a teg mbir yi si yoon parce que li fi am lenn la un jeune moo ñëw fekk ay mag doog ñoo xam ne ñii mot nañ ko ni yaay wala mot nañ ko ay wayjur mu ñëw taxaw saaga ñëpp ne ku àndul ak ñii jaar daal wax na jakasur noonu naan waaw tudd lu kàddu yi rek wul daal léegi ñooñu aussi gis seen bopp fayu ci kaw loolu mu am kenn koo xam ne sax moom ciblé ne ko foog ni kii mag la mun na ko toroxal mu woo ko pour ñoom ñaar ñu jàppante mais bi ñu jàppante gis na ni mënulu kooku dara loolu nag mel ni loo xam ne nii ne neexul xolam parce que commencé na dara àggaliwu ko donc am koo xam ne si ñun la bokk ci ñi doon àtte la bokk ba yëreem xotteeku woon sax ñu koy wax patron ñii di ko wax Badou donc moom tamit mu nekk nitu jàmm donc bi loolu amee man ma ñëw mu ne ma sama yëre day xotteeku ma ne ko man de su ma sañoon bàyyil ma woote sama kër comme sama fi ma nekk soriwul ñu ëndali la yére boo sol nga changé sa yére bi comme sa chemise bi xotteeku na mu ne ma noo garaawul bàyyi ma dem suñu kër gu mag comme ça ma jëli yére ñëw léegi moom ni mu demee ba egg ci benn jaaykatu aliment de bétail yi bu nekk fii à Sangalkam bi mu duggee ci bitik bi di waxtaan ak kooku ci fi muy jaayee aliment de bétail bi le jeune fa la ko fekk jël paaka jam ko ci bopp bi waaw d'ailleurs sax paaka bi récupéré nañ ko parce que paaka bi foofu la ko santi paaka boo xam ne war na mot ay 30 centimètres waaw. bi mu koy jam ndax fekkoon na fa ay nit. bon bi mu koy jam également alhamdulilah que ni am na ku ñëw àtte mais bu fekkoon ni ñëwul àtte li ma nit ñi raconté sur place parce que dem naa ba foofu jël nañ photo yi parce que même paaka bi sax ñun ñoo ko récupéré donc nee nañ bu teelu woon ñëw maara di taale mënoon na am te ñaanuñu ko yàlla vraiment entre ay nit yu dëkk Sangalkam. moom jamono ji ci yan situation la nekk. bon situation yi mu tolloon ba sànq bon def nañ le tout médecin bi fi nekk xool na ko bi ko médecin bi xoolee jël nañ ko évacuer ko ci Fann pour ñu defal ko scanner xool mais moment sax bi ñu koy évacuer am na benn instant boo xam ne jotatuñ ko woon parce que nelawoon na complètement donc au dernier résultat bon ñu ngi doon naan mu ngi récupérer ay force am donc ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla def ci jàmm ba lu mel ni aussi bañ fi amati waaw parce que politique jarul lii. ginnaaw bi loolu amee ki nga xam ne moo ko jam di ndaw Benno Bokk Yaakaar bi ndax mu ngi ci loxoy yoon jamono ji. waaw donc moom bi affaire bi amee ci tàng bi benn instant sax moom ñëw na si hôpital bi xaw ma nag lan moo ko indi woon quoi am na ay wax yu mu doon wax donc mais bi mu ñëwee xam ne lii nii lu sérieux la dafa jaaraat noonu daw génn hôpital bi jaaree ci beneen porte bi waaw dafa daw génn ba léegi nii kenn gisaatu ko fi non non waaw. fi mu ne nii ndax dem ngeen ci yoon yéen itam. bon parce que comme tey comme jour vote la woon te hôpital bi ak centre de vote bi ñoo taxaloo donc automatiquement service d'ordre bi ñëw nañ xool constaté nañ li fi nekk waaw li ci war aussi yoon dina def liggéeyam waaw. lan ngeen fas yéene. bon lii nii bon dañ koy yóbbu si yoon
bon dañ koy yóbbu si yoon pas parce que dañu bëgg a yóbbu suñu dëkkandoo suñu doomu ki ñu bokkal Sangalkam yoon pour que yóbbu yoon noonu kese parce que je vous dis semaine bii y a de cela 2 semaines man def naa intervention si benn plainte boo xam ne def nañ ko ci la même personne donc yu mel nii buy récidiver dafa war yoon wax ak moom pour raisonner ko mu dellu si waat à raison xam ni politique jarul yenn yi suñu ànd suñu dëkkin bu yàgg moo gën lii. ñu ngi lay jaajëfal. ok merci beaucoup. tur bi naka la ak Lamine Gueye. Lamine ndax mën nga ñëw di kalaatal ci li la jotale ak ndawi Benno Bokk Yaakaar. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla si suba dañuy ñëw bu ñu defee suñu devoir ñu génn après taxaw na la ci kanam donc bi ñu taxawee ñun on était 4 ñun ak victime bi muy Badou Sy donc benn boy bu ñu nee Adama Cissé ñëw fekk ñu fi ñu taxaw foofu ñëw commencé di saaga bi muy saaga ñëw ne fii Omar Gueye moo fi am nangam ku fi ne beneen tour mu jaar fu bon daal comprendre nga def 2 tours ñëwaat ba suñu kanam di wax loolu j'étais le premier maa ko interpellé ma ne ko nag fii say morom bu bàyyi ñoo fi nekk comprendre nga donc il faut un peu de respect duñu sa morom donc mais lui il a indexé Badou comprendre nga ma ne ko nag doo wax ak Badou man ngay waxal comprendre nga automatiquement mu ne Badou kaay dem ne après si lañ ko topp. Badou mooy ki mu jam. Badou mooy victime bi comprendre nga ñu dem ba ne la mu for xeer si la for xeer après ñëw kii ak Badou ñëw songonteeg Badou léegi bi mu songonteeg Badou y avait du monde d'autres dañoo jàppoon Badou moi j'ai vu que bi ñu jàppee Badou moom muy profité di dóor si laa jàpp loxoom xëcc ko après ñu séparanté wu si la ñëw pour dóor ma après man aussi si laa ko sànni benn crochet après am na ku ma sànni am na ku ma fël ma daanu si lay ñëw pour dóor ma j'étais à terre ma jox ko un coup de pied si la delluwaat comprendre nga là affaire yi jeex après ku nekk ñëw du ñu interpeller ay responsable ngeen war leen def lii nangam ak nangam donc ñu ne leen ko nag ñun ay moromu baayam lañ parce que baayam sañul taxaw di ñu saaga est-ce que tu vois donc am na leneen li nga xam ne moom ngeen war a wax mais fekkee il est indiscipliné ñun on va pas se laisser faire est-ce que tu vois vote la ku nekk chacun a le droit nga faral ku la neex donc c'est comme ça se produit. bi loolu amee ndax gisee ngeen ak ay waajuram def nañ sa intervention. automatiquement y avait nu mu tëddee son homonyme en l'occurrence Adama Cissé ki ñu ko tuddee ñëw na ba foofu bi mu ñëwee mu ne sama turandoo laay seet ñu ne ko kan mu ne ma Ada Kara ñu ne ko ñun man ak Badou mii la doon jotel yaa mu ne mii xanaa dafa dof ba muy jàppante ki yéen ñu expliqué ko la scène mu ne ma ah bon mu tourné waat moom turandoom mu delluwaat léegi bi mu delluwaatee ñun ñu continuer taxaw foofu ak Badou donc y avait notre frère Thierno Ba ne Badou kaay xaar ma yónnee kër ga nga jox ma jox la benn chemise comme ça nga change comme que sa yére dafa xotteeku comprendre nga Badou ne comme que suñu kër famille bi sorewul bàyyil ma doxantu ba foofu léegi bi muy dem automatiquement bi mu demee ba ci dépôt Sayer Diouf bi di rencontrer Sayer comment s'est passée la scène foofu lañ ko fekk ci biir ak avec keneen après ñu si la ko jam donc automatiquement après un jeune moo ñëw interpellé ñu comme quoi que Badou kii nañ bu ñuy daw fekk ñu ngi koy dugal si kii bi si district sanitaire bi ñun aussi ñu dem sur les lieux on a vu les traces de sang comprendre nga on a interpellé le gars du dépôt mu ne effectivement diw moo ko jam il y avait 2 jeunes filles qui étaient là-bas aussi ils ont dit la même chose donc automatiquement ñu dellu si waat ñun bu ñuy ñëw ñoom ils étaient derrière ñoo ñëw ba ci biir ci buntu district sanitaire bi ñoom ñu dugg en ce moment-là je savais très bien que ñoom dañu doon ñëw pour s'enquérir l'état de la victime si ndax c'est un peu kii bi c'est avancé ou pas c'est comprendre nga c'est grave ou pas donc bi ñu duggee en ce moment-là le commandant de la brigade ak commandant de zone bi ils étaient là parce que bi ñu ñëwee ils ont demandé ñu ne ko mi ngi ci biir ñoom dañu dugg nañ ci biir donc bi ñu duggee bi ñu gisee ne l'état est grave si la ñu jaaree si beneen porte xaw ma ndax si beneen porte bi xaw ma dañoo sauter mur mais ñoom ils étaient dans le district comme quoi que ñoom ils étaient ñoom tamit dañ ko gaañ voilà donc il était armé d'un couteau. ndax yenn xeetu violence yi day faral di am Sangalkam. Ça n'a jamais eu ici à Sangalkam. Sangalkam élection depuis je suis là depuis 1973 mais musul am fii 88 laa commencé voter mais musul am fii waaw parce que am na enjeu élection yi dafa am enjeu voilà waaw voilà am na enjeu parce que ces élections là dafa am enjeu parce que
le ministre, on l'a battu tout récemment, durant les locales. Donc, il savait très bien que si législative yi dinañ ko battre encore, cause pour laquelle il a manigancé ces choses-là, ces jeunes-là. Voilà. Merci beaucoup. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la ak sant. Mbaye Sy. lan nga ñu mën a wax ci sa mag bi nga xamante ne nii moom la ñu jam tey. waaw en fait li ma ci mën a wax bari na parce que moom nit la boo xamante ne nitu jàmm la bon situation wu Sangalkam na kenn ku ci nekk xam na ni mu mel enjeu bi moom politique bu commencé tijjeeku rek lu nekk mën na ci xew parce que ñu ci bari ci biir dëkk bi dañu dem ba noot leen à cause de Oumar Gueye ministre Oumar Gueye parce que Badou ci boppam nit la boo xamante ne bu la rombee léegi day farce ak yow moom farceur la farsam nag dina ko dugal ci lu ne nit mere ko wala mu bañ ko mere parce que mën na la romb ne la dañ leen di gagné dañ leen di dóor dañ leen def ni nga mer ceeg yooyu. seen coow ci yooyu la commencé. non peut-être ci yooyu la commencé parce que am na yoo xamante ne aussi man xaw ma ko damaa ñëw rek fekk fee yi bi may xëy si pour voter dama tëll ci virage dispensaire bi ñu ne ma sa frère lañ jam ma ne sama frère comment ça fait-il que ñuy jam sama frère lu xew ñu ne ma non Adakra moo dem bettu ko jam ko arme blanche ci bopp bi ci laa ñëw ci dispensaire bi may ñëwee maa ngi fekk bopp bi yëpp foofu yëpp deret la bopp bi mu ngi xóot bi jam-jam bi dafa xóot plusieurs jam-jam la ko jam. kon du benn jam-jam kese la ko jam ci. du benn jam-jam parce que ñu ngi ak photo yeeg yëpp man ci saa si dama def photo yi dem ut certificat de médical ak yooyu pour xool nu ñu def parce que tamit dëkk bi dafa am yoon bu amee lu xew ñun dañuy jaar fi ñu war a jaar rek topp yoon ba yoon may ñu li ñu bëgg daal. yàgg nañ Sangalkam nag politique bi fi amul fenn ci Sénégal dama koy wax damay interpeller sax président de la République parce que pourquoi may interpeller président de la République moom dafa nekk ak Oumar Gueye mais xamul kan mooy Oumar Gueye. Oumar Gueye nitu fitna la sama frère la parce que mun nañu wax ne sax goro la suñu kër parce que sama jarbaat takk na jarbaatam kon goro la ci biir kër gi moom jarbaatam mu ngi sëy suñu kër kon am na yenn yoo xamante ne mën na ñàkk ci diggante mbokk ak mbokk daal parce que yàgg nañ Sangalkam man bi may nàmp laa ñëw fii c'était 1977 ak léegi boo ko xoolee presque 45 ans la 46 ans kon am na yenn yoo xamante ne bu amee lu ci bari man dinaa ko xam parce que yàgg naa Sangalkam léegi nag dañ toll ci situation yoo xamante ne yu doy waar la ci politique. nga baal ma dellusiwaat rek ci témoignage yi ngay andi ci ministre Oumar Gueye. waaw ci témoignage yi may indi ci ministre Oumar Gueye lenn dong la mooy bon Sangalkam ñëpp a ko jox respect parce que kenn du dox ba di ko saaga wala nga defaral ko dara wala nga kii ko ñun duñu doxee noonu ñun toujours respect la ñuy demee moom nag mag la boo xoolee léegi tey jii nii moom làq na 60 et quelque kon xam nga kooku du xale bu fekkente ne ñun dem nañu ba ndaw yi léegi màgg am lu ñu war a def ci politique di ko def yow nga nekk mag nga war a joxe bon exemple ça veut dire que y a un problème man dama foogoon moom bu ñëwee sax fekk ñu jam sama frère lu mu néew bu taxawee ci buntu district sanitaire bi dina ñëw xool sama frère gaañu bi en tant que ministre de la République mais defu ko. lan moo nekkoon doxalinam. dafa ñëw rek taxaw rek bon gars yi interviewé ko mu ne voilà na yoon def liggéeyam ak yooyu mais ñun xam nañ fu muy mujj fu lu muy jéem mais ñun duñu doxee noonu ñun dañuy topp yoon ba mu sës. tout à l'heure yaa ngi wax ne njiitu réew mi Macky Sall dafa nekk ak Oumar Gueye mais xamu ko fan nga teg loolu. non parce que xamu ko man 2011 man maa fal Macky Sall 2011 man fii APR laa woon ñu ngi woon ci APR di ci xeex lu doy waar ba Macky Sall falu 2011 man mii di wax ak yow amul benn conseil des ministres décentralisé bu Macky Sall def ci biti te dew ma j'étais au ministère bi Oumar Gueye nekk nii man foofu laa newoon en tant que chauffeur du chef du cabinet. ndax dafa am ay ndëgg sërëx yoo seetlu ne da ko doon def foofu. non xam nga boobu noonu moom sax nekkul suñu ministre parce que moment boobu ñun man maa ngi woon ci Aram Ndoye moo nekkoon ministre des collectivités territoriales man may dawalal chef de cabinet conseil des ministres yi ñu def yëpp dem naa fa amul fu ma tegul sama tànk ci Sénégal kon xam naa Macky Sall xeexal naa ko nag dem nañ ba toll fi ñu toll nii
dafay am moment boo xamante ne nag nit ñi dañ lay suur boo tollee ci politique da ngay politique ba am benn moment boo xam ne nit ñi dañ lay vomir looloo dal président Macky Sall looloo dal Omar Gueye te ñoom xamaguñu loolu ba tey jii nii dañu toll nag ci situation yoo xamante ne ndaw ñi ñoom ñoo màgg boo xoolee tey jii nii ñi ci bari léegi am nañ pièce d'identité dañuy voter ñi ci bari jàng nañ ñi ci bari xam nañ kon am na yenn yoo xamante ne kenn mënuñu nax. ndax am ngeen yaakaar ci mbir mi dal sa frère ne yoon dina ci def liggéey bi war vu que ki nga xamante ne nii moo def jéye ji ci ginnaaw benn autorité la laab. waaw am nañ yaakaar parce que ñun dañuy wax ñun dañoo wóolu suñu justice à chaque fois loolu la ñuy wax am na foo xamante ne bu ñu fa tolloo dañuy bàyyi justice def liggéeyam man tout à l'heure loolu laa wax commandant bi man dama ko wax carrément ne ko ñun affaire bi mu amee man maa calmer jeunes yi man maa leen ne calmer leen comme ça ñu xool nu ñu def d'abord balaa ñuy def dara premier acte bi ñuy def mooy nañu xool Badou ndax ñi ngi koy soigner yaramam nu mu def ak état am loolu la ñu doon xool ñun d'abord bi ñu demee foofu ba pare dama leen ne comme demee na nii yegsi nañu fii te dañ ko war a évacuer hôpital Fann ma ne léegi nañu dem brigade bi kat ma demee brigade daje nañ fa commandant accueillir ñu toog waxtaan ak moom expliquer ko fee yi comprendre ñun lenn rek la ñu mën mooy am lu ñu naqari ñu dem ci suñu justice jooyee ko fa ñoom nag ñoom ñoo war a def ay jéego jàppale ñu ba lii nii ñu éclaircir ko xam li xew parce que tooñ bi bari na Sangalkam tooñ bi bari na kenn mënul wax lépp mais Sangalkam tooñ bi dafa bari ñi ànd ak moom da ngay romb sax ñu lay saaga ay kii bon man nag bon nit laa boo xamante ne kenn du ma saaga dama fonk samay wayjur kenn du ma saaga bon léegi nag nit ki bu fekkente ne dafa fonk ay wayjuram nga saaga ko mu riposte nga gaañ ko fu muy mujj xeetu violence yooyu la ñuy xeex ñun. merci beaucoup. comme ni ngeen ko gisee lii moo di situation bi nga xamante ne ni am na tey fii ci Sangalkam moom mi mujjee jël kàddu léegi moom la ñu jàmm magam bu góor donc dinañ leen toppalaat rek bépp xibaar bu ci bawoo jaa ngeen jëf.